Khady mu mel ni sa invité egsi na ma bàyyi la nga dalal ko. waa colonel sama invité ñëw na muy Ahmadou Bamba Thiam nekk président association TIC Protection moom nekkul gan ci kër gi TIC Protection nekk association bi nga xamante ne day xeex wala di gën a yee nit ñi ci li nga xamante ne mooy cybercriminalité jamono ji ñëpp xam nañ ni jamono ji àdduna bi lëmbee naag ay cyber attaque xanaa di ko bàyyi rek mu daal di nuyoo. waaw jërëjëf sama xarit di nuyu ñëpp rawatina borom kër gi. di nuyu ñi seetaan yëpp ak ñi nga bokkal plateau bi yëpp. d'accord est-ce que mu nga indiwaat contexte bi nga xamante ne mooy événement yi am le 12 vendredi 12 mai 2017 mooy àdduna bi surtout Angleterre France Australie yëngu-yëngu bu fa amoon ci cyber attaque. waaw li xew mooy baax na ñu définir luy cyber attaque ndaxte am na ñu bëri ñoo xam ne dañ koy dégg te xamuñu ko cyber attaque ñaari mots la cyber ak attaque attaque moom daanaka musul soppeeku. attaqué nit moo xam attaqué lu mu mënti doon li si yokk mooy cyber attaque acte criminel la boo xam ne ki koy def mën na nekk benn individuel ndaxte gis na benn nit boo xam ne day jékki-jékki rek jël pistolet rey ñu bëri te kenn du ko yónni moom moo koy toog xalaatal ko boppam. si internet bi aussi am na ay nit ñoo xam ne dañuy jékki-jékki rek attaqué ay système yàq ko def ci ay musiba yu bëri bëri mën na nekk aussi ay groupe ndax am na groupe. kii wax na ko léegi professeur bi fi toogoon léegi xam nga ñu si bëri léegi bu ñu amee lu leen métti dañuy grève waaye ci internet bi am na ñu ñuy woowee ay cyber activistes donc au lieu ñuy grève dañu xool loo xam ne day dox ci dëkk ñu daal di koy yàq ndaxte objectifu kuy kaas mooy fexe bañ dégg rek te dégg bee moo gën a métti parce que soo ko defee dara du dox. am na aussi ñu bëri fu la ñu profiter aussi pour forcer ay gouvernement ñu changer politique. ak aussi beneen boo xam ne ay état ñoo koy def ndaxte boo seetee léegi guerre bu yàgg bi ay chars de combat ñoo koy def ay avions de chasse ak ay bateaux de guerre te li si ëpp mooy pour rey ay nit jaxase adduna bi te léegi comme gis nañ ne système informatique yu bëree bëri si adduna bi dafa lëkkaloo boo seetee gouvernement yëpp si ay machines la ñuy fonctionner hôpitaux yëpp ay système moo leen di lié avions yu bëri ay kii moo leen di lié ak seen tour de contrôle yi bateau yi ak lépp ba tax na léegi nit ñi léegi ñi nga xam ne ay samba booy lañu au lieu ñu attaqué léegi nit ñi directement dañuy attaqué système d'information yi nga xam ne léegi dinañ ci mën a lor ay nit ba noppi lor ci am ci xaalis bëri bëri li si yokk si jamono bi nag mooy li ñu woowee ransomware xam naa dinañ ko définir après waaw ransomware ndaxte boo seetee si weekend bi passé tàmbalee vendredi lu ëpp 150 pays à travers le monde dañ leen attaqué si ay ransomware seen système d'information yi attaqué boo seetee France dégg nga ñu naan Renault Angleterre dégg nga hôpitaux yi fa nekk yëpp bis boobu jël ñu benn rendez-vous dañ leen delloo seen kër ambulance yi ñu yóbbu leen si yeneen dispensaire Espagne système financier bi dañ ko bloqué Russie ministre de l'intérieur ak yeneen te li ko waral mooy système d'information bi nga xam ne moo lëkkale machine yëpp ak ordinateur yëpp ba lépp mën a dox moom lañ attaqué attaque bi nag dafa wuuteeg attaque yu yàgg yi ndax attaque yu yàgg yi dañuy yàq mais bii ay nit ñoo xam ne dañuy làqu si ginnaaw bloqué fonctionnement bi ba noppi di laaj ca xaalis léegi rançon lañ leen laaj comme ni ngay kidnappé nit rek bu yàgg dañuy kidnappé directeur société laaj ca xaalis ñu jox la nga dellawaat ko léegi dañuy kidnappé système d'information mooy données yi crypté ko ba noppi léegi bloqué fonctionnement bi ba pare en échange ñu laaj la xaalis boo joxee xaalis ñu jox la code bi nga xam ni mooy décoder fichier yi comme ça nga mën a liggéeyaat xam naa dinañ si ñëwaat après. mais ban préjudice la mën a je sais même préjudice financier ci économie mondiale jamono jii nii parce que bu ñu xamee ne lépp comme ni nga ko waxee dañ ko lëkkale ci biir ordinateur ba pare les gens achètent de plus en plus ci internet les gens seen compte bancaire ci li nga koy gën a consulter à partir de seen smartphone bu ñu demee ba système boobu lii nañu sax sécurité c'est dafa faillible instant parce que ñëpp a tiit kenn nekkatu en sécurité ban préjudice financier la mën a poser. bon préjudice bi moom bëri na trop parce que boo seetee cybercriminalité en général ay centaines de milliards de dollars de préjudice lay indi at bu jot moo xam ñiy sàcc moo xam ñiy yàq escroquerie mooy ñu fi tam waxtaanee yépp waaye bii nii moom boo seetee daaw dañuy jël say données kidnappé ko comme na mooy tur bi laaj la xaalis at bi yépp ci monde bi 1 milliard de dollars la indi waaye bii nii ci ñetti fan yooyu rek. maanaam vendredi samedi dimanche ñetti fan yooyu rek li mu préjudice bi mën na 4 milliards de dollars
benn boobu rek moo waral loolu yëpp. moo tax ñu PIB fuuf. non du benn sax ndaxte bu si nekk machine bu ñu attaqué dina na laaj 300 bitcoins. bitcoins mooy benn monnaie la boo xam ne moom la ñuy utiliser fi ñuy wax darknet mooy li nekk si ginnaaw internet mooy loo xam ne kenn mënu ko gis xeetu ñi nekk si crime organisé ñoo fa nekk di échanger xaalis mooy seen monnaie. donc boo imaginer bu fekkee 300 000 ordinateurs bu ku nekk fayee lu mat $1000 loolu ay déjà 3 milliards la daanaka. donc produit financier bi rëy na trop waaye yemul foofu rek ndaxte boo attaqué benn hôpital wala benn banque wala benn ministère déjà que bis boobu kenn du liggéey productivité bi dafay wàññeeku. bu fekkee banque la bis boobu kenn du jëlee xaalis kenn du retiré xaalis kenn du liggéey tamit. ba noppi aussi di nga fay ay nit yoo xam ne ñooy def investigation yi pour xool lan moo tax mu am ak naka ngay fexe ba delloowaat ci li nga à la normale ba noppi aussi réputation parce que réputation moom daanaka moo lépp boo seetee fi mu toll nii bu ñu attaqué benn banque nga am fa xaalis mais boo tëddee guddi di nga dootoo di nga ragal donc réputation bi muy yàq ak productivité bi ak moo dootu circuler ak yooyu yëpp tax na ba nga xam ne soo ko évaluer kenn mënul xam ni mu toll foofu la 4 milliards de dollars yi ngay wax ni daal di jóge waaw. lu tax ñun suñu pays ressentir ñu li nga xamante ne dafa nekk benn tollé benn actualité ci pays nordique yi lu tax ñun fii Afrique wala sax je veux dire Afrique subsaharienne ñun fii Sénégal ressentir ñu ko. Bon on n'est pas bien entré à l'ère du numérique wala dafa amul benn conséquence financière bu ñu laal directement. boo nee kiiwuñu ko kiiwuñu ko ndax yëguñu ko indirectement dinañ ko yëg parce que boo seetee ñun suñu dëkk yi si pays développé la ñu dépendre pour mën a liggéey. donc boo imaginer par exemple benn banque ñoo xam ne dañu doon envoyé xaalis ay commerçants war a yónnee xaalis par exemple Espagne pour benn business wala Chine ñi nga xam ne aussi si ñuy attaqué la ñu bokk. bis boobu banque bi su doxalee mais ñi nga xam ne ñooy yónnee seen xaalis fii pour ut marchandise wala dara duñu liggéey mais xam nga ñoom duñu dem si mbedd bi di ko wax donc boo seetee ñun suñu dëkk yi li manqué mooy statistique c'est-à-dire que ku am jafe-jafe boo demee si banque bi xool dañu leen naan envoyé nañu ko de waaye eggul wala dañu ko delloo. dina jox raison bu valable. léegi yow li ngay def mooy jéem a woote fee boo wootee fee doo leen jot da ngay jàpp ne mënta nekk rek ëllëg sa 2 jours après nga daal di def donc ñun boo gisee duñu mën a évaluer crime yi si suñu dëkk yi c'est parce que statistique moo dul am statistique yu fiable parce que ñu bëri duñu boole ji wala duñu réclamer wala duñu def dara loolu moo tax jafe na mais boo seetee ay dëkk yoo xam ne comme Afrique du Sud nga xam ne ñoom connecté wu nañ bu baax yi ñoom dañ ko yëg te buñ ko yëgee aussi ñoom dinañ mën a évaluer seen kii si ay millions de dollars. mais suñu dëkk yi moom dinañ ko yëg bu baax a baax ndaxte par li ñuy wax par ricochet. lañ koy yëgee ay conséquences lay am pour ñu yëg ko waaw. j'aimerais juste savoir ndax ñi nga xamante ne ñoo nekk derrière loolu noonu c'est possible que ñu def ay jéego ba xam ñan la ak ñi nga xamante ne jot na leen dal est-ce que am nañu moyen wala même ñu mu jotagul dal moyen boo xamante ne mën nañ ko prévenir. bon sa question bi ñetti pàcc la xam naa xaaral ma jéem ko tas. bu njëkk bi mooy ñi nga xam ni ñoo koy def est-ce que mën nañ leen xam. mën na nekk ndax am na ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey. lu am ñu crime informatique bu am ñoom dinañ fexe ba jéem a xam boog fu mu jóge parce que da ngay dégg par exemple ñu naan la am na ñu naan. Corée la jóge am na ñuy wax loolu. am na ñuy wax aussi yeneen dëkk ndaxte yooyu suñ koy wax si ay investigation la ñuy basé wu si ay techniques yoo xam ne moo leen di jox information yoo xam ne moo tax ñu xam ne foofu war a jógee mais mën na bañ a nekk parce que gis nañu ne ak cyber attaques yi machines yu bëri dañu bokk si ay li ñuy wax botnet mooy ay milliards ay centaines de milliers de machines la yoo xam ne ay cybercriminels ñoo ko moom loolu sa machine mën na si bokk te doo si xam dara. ay cybercriminels ñoo ci bokk ay hackers. ay hackers ñoom ñoo jël machine yu bëri ba pare boole leen seen alalu bopp nga xam ne léegi bu ñu bëgg a def musiba sa machine la ñuy jaar pour def ko. donc yow bu fekkee dañuy def mën nañ ñam sa machine fekk yow yaa ngi Corée ñu defee ne yow ndekete nit ki Corée la jaar. genre bouc émissaire la ñuy def waaw mel nit di sàcc benn kër ba pare tëb beneen kër pour dugg foofu yow bu fekkee da nga nekk si fenêtre da nga naan sàcc bi di fi la jógee. mais ça va dëgg sàcc foofu la dëkk. donc mais c'est compliqué mais ñi nga xam ne mooy seen liggéey ñoom
xam nañ exactement lu ñu defee pour mu nekk. beneen bi tamit mooy ñun suñu dëkk yi en général malheureusement amuñu culture cybersécurité c'est-à-dire dañuy gis ne ku nekk sa kër wala sa entreprise wala état dañuy am armée de l'air am armée de terre am police am gendarmerie am lépp mais côté cyber bi lu si bëri amuñu si armée. parce que boo seetee dëkk yu bëri ni ñuy amee armée de l'air armée de terre noonu la ñuy amee armée cyber nga xam ne seen dëkk seen liggéey mooy di xool li nga information yi nga moo dugg si dëkk bi. di xool na baax na wala baaxul ak naka la ñuy defee ba aar ko. wala bu musiba amee ñu mën ko delawaat fi mu nekkoon ñun suñu dëkk yi en général duñ ko am donc amuñu culture cybersécurité que ce soit si état yi que ce soit si entreprise yi parce que entreprise boo gis wala banque boo gis am na vidéo caméra am na si vigile am na ay alarme am na lépp mais boo seetee côté informatique sécurité informatique système bi c'est faible. lu si bëri duñ ko jox solo bu bëree lu si bëri bokk duñ ko def du ñëpp mais am ñu si ëpp duñ ko def parce que dañuy jàpp investissement la donc ñun aussi boo xoolee ñun aussi noonu la mel képp kuy jënd logiciel da ngay wax bu jox ma bu gratuit wala ndax amoo benn dañ koy piraté boo xoolee si machine yu bëri fii dañuy piraté clé yi logiciel dañ ko piraté jënduñu ko donc logiciel boo piraté yow xamoo kii ko piraté clé bi mu la jox pour nga installé fan la ko jëlee mën na la ko jox gratuitement ba noppi def ci loo xam ne soo paree machine bi daf koy jël boole ko ci arme bu attaqué ay état wala ay nit ba pare di ko utiliser donc mbir mi dafa doy waar mais culture cybersécurité moom moo li nga xam ne war nañ ko amaat aussi suñu état yi malheureusement boo seetee état yu bëri amuñu sax vision cybersécurité amuñu ko sax boo leen laajee fii ak 5 ans 10 ans naka ngeen gisee cybersécurité ñu si bëri duñ mën a tontu. d'accord c'est vrai que récemment sax en France dañoo nobee benn ministère boo xamante ne rien que pour mbirum tout ce qui est high tech te fii nii néew na ci dëkk Afrique yu ko am.